ngeen def collecte de fonds boo xam ne nii da ngeen ko def tout récemment muy fàttali da ngeen bëggoon def wala da ngeen defoon tamit début d'année bi nga xam te ni moom moo weesu ba mu juróon fii coow mais bii nii c'est à un niveau beaucoup plus large parce que Yewwi Askan Wi la mu am say mbokk juriste yu génn ne amul fenn fu yoon Sénégal di daganale xeetu collecte de fonds bi nga xam te nii moom ngeen def et pourtant bàyyi na leen ngeen def ko loolu lan lay wundu lan lay nduru. xam nga Sénégal nag dafa bëri ay juristes je pense que en début d'année 2021 ba fi loolu amee ay juristes ñoo génne effectivement rappeler les textes qui régissent les partis politiques par rapport au financement de ces partis et ñëpp xam nañ ni financement parti mu ngi war a jógee ci ñi nga xam ne ñoo seq parti bi mooy militants yi surtout les nationaux yi ñi nga xam ne ñoo seq parti bi te loolu ba mu amee Sénégal gépp d'accord nañ ni Pastef moo nekkoon ci dëgg Ousmane Sonko moo nekk ci dëgg loolu nag am na ñëw naqari parce que dañoo fogoon ni bu ñu ootee li ni mel day échouer maanaam kenn duñu si mais ci ñeenti waxtu ñoom si ay nelaw lañ tëbee gis ne ni Sénégalais yi uyoo appelu président Ousmane Sonko uyoo ko appelu Pastef loolu jaaxal na leen ba tax na ñu ñëwoon di cëppi mais loolu yëpp dañ ciy sant yàlla sunu borom maintenant nga ni ma juriste bi wax na nii beneen juriste bi maître Abdoulaye Babou par exemple. waaw non xam nga Abdoulaye Babou moom avocat bu expérimenté xam nga Abdoulaye Babou moom aviam rek lay wax mais maa ngi koy défier ci code bi nga xam ni moom mooy le financement des partis relatif à l'organisation et le financement des partis politiques na wax fan nañu tere li nga xam ni ñun moom lañ def mooy appel à une contribution directe des partisans des militants des sympathisants du parti Pastef ou de la coalition Yewwi Askan Wi na wax fi ñu ko tere rek dans ce cas nous allons lui apporter la preuve contraire pour wax leen ne la moom waxam rek la ça n'engage que lui jël nañ disposition yëpp dem parce que la traçabilité fa la coow li di nekk ak tamit financement yi fa lay jógee ñan nooy financé est-ce que ni ngeen tegee mbir yi dina leen may yéen bépp dërëm bu si dugg ngeen xam dërëm bi si diw sàngam la jóge après ngeen amay kayitu wóor yoo xam ne amaana bu leen laajee mbir mi leeraange gi ngeen jébbal ko jori mënu dénk wàllum dama ne la ba fi ñu toll nii si joonu yàlla tey jii may wax ak yow dërëm bu dugg ci biir xaalis boobu rek xam nañ ci kan la jóge xam nañ kañ la ko joxe xam nañ ci yan circonstance la ko joxe te xam nañ li tax mu joxe ko pour wax rek ne la ñun tiituñu dara ñun ñu ngi sunu ligne bi ñu nekkoon maanaam lépp lu ñuy def na mucc ayib na jaar yoon et na respecté li nga xam ne moom la loi bi ak règlement bi prévoir dans ce sens ci loolu lañ nekk ci loolu lañ inscrire maintenant ku am preuve contraire na ko génn mais ñun li ñu yor ay éléments yor nañ ko ku am leneen na ko génn ñu toog te doo mus a gis fii ak feneen ñu ne la ñun wàccoon nañ ak yoon parce que ñun xam nañ bu baax responsabilité bi nga xam ne jël nañ ko pour taxawaay bu mel noonu te dama ne la Pastef de 2014 à maintenant ci lii la mus a dox te amul fenn fi ñu jaar mais beneen bi da ngeen ci lu bàyyi xel mais le dépôt des bilans financiers de chaque parti politique avant le premier de chaque année du nouvel an mais xam nga loolu noonu ñun rek ñoo ko fi respecté dañu la keneen ku ko def na ko kii même le parti au pouvoir ne le respecte pas ces dispositions à la matière ñun rek ñoo ko fi def bilan financier ñun rek ñoo ko fi déposé conformément à la loi et à la réglementation en vigueur kon tey jii dañuy wax ni ñu ngi sant yàlla suñu borom sant bi nag rawatina dematina ci Sénégalais yi parce que tamit loo xam ne nii mosoo see wét saa yoo si taxawee Sénégalais yi gën la see taxaw dañuy wax alhamdulilah yàlla na jëm kanam yàlla bu si cat dugg rek. te incha allah dinañ ko assumer en toute responsabilité. yéen fu mu toll nii yéen a ngi am un peu plus de 200 millions wala boog moins de 300 millions. waaye Benno Bokk Yaakaar un budget de 3,5 milliards de francs CFA. ñooñu lañu war a laaj fan lañ jëlee xaalis moom la jënee su ma sukkandikoo si xibaar nga xam te ni Seneweb becc na ko tey suuf. xam nga loolu déjà rek. foofu yéen la fa seen liggéey waroon nekk waxuma defu leen seen liggéey mais peut-être ñoom nañuy wax xaalis boobu fan la jógee te cet argent ne peut être que l'argent du contribuable sénégalais xaalisu sénégalais yi ñoom moom la ñuy campagner. non mën nañoo cotiser ñoom. non moom laa la dama ni. Benno Bokk Yaakaar ñaata parti ñoo fa nekk. dama ni parti bu su nekk ñaata militant ñoo fa nekk. bu fekkee ay cotisation yoo xam ne nii mën na leen may ñu am li ñu am. bu fekkee ñoom li ñu taxawee dëgg la respecté nañ financement parti politique wala coalition yi nañu génne wax publiquement xaalis boobu na la xam nga ñu dañoo génne en toute responsabilité wax publiquement ne soxla nañ. képp gis boppam si suñu projet te nekk sénégalais na joxe téeméeri dërëm. laaju ñu million laaju ñu 3 millions laaju ñu 4 millions. sénégalais yi da nga leen laaj ay kii sénégalais yi sonn yi dañ leen laaj yéen kay da ngeen waroon dimbali sénégalais sax yéen na nga leen di yeewi kay ngeen dimbali leen kii leen waaye di leen laaj xaalis fu mu toll nii damay ñun même bu nekkee bon approche bu novatrice la mais tamit waaw non ba nga nee approche bu novatrice alhamdulilah non loolu dañ leen koy nangul alhamdulilah dañ leen koy nangul sénégalais fu mu toll nii soxlawuñu ko leen di laaj boo ñu ko nangulee rek alhamdulilah
parce que bu dee approche bu novatrice rek kon donc c'est une approche salvatrice. te loolu pas moom forcément. non dama ni te loolu moom dañ ciy sant yàlla suñu borom te depuis que passé depuis 2014 ci loolu la ñuy dox. maintenant yaa ma wax léegi ne ma yow yaa ma jox ay chiffres. plus de 3 milliards. nga ni génn na pour ñu financer la campagne de Benno Bokk Yaakaar. may 3 milliards yooyu 3 milliards 500 yooyu nañ ñu wax xaalis boobu fan la jugee ndax ñoom mën nañoo wax ci kaamil ne du xaalisu sénégalais bi nga xam ne moom lañu inscrit ci budget bi wala du xaalis bu ñu génnee ci fonds politique nañ ko wax ñu génn ko jox ñu ay preuve te wallaahi bu suñu waxee fi mu jugee ne foofu la jugee te ñu nekk dëgg sénégalais bari dinañ wicc raxas ci seen loxo ci ñoom ko da nga xam ne fi mu jugee setul te loolu c'est pas du tout bien moo tax ma ni la ñun ci lañ nekk ci lañ nekk ñoom ñi nekk ci leneen ñoom loolu la engagé te incha allah le moment venu nag ils vont rendre des comptes. D'accord. Ils vont rendre des comptes.